Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatima. Welcome back to Fatima Zahra channel. Today I wanted to remind you that we passed the half mark of Ramadan, alhamdulillah. Fatima Zahra mi ngi wax alhamdulillah parce que tey lañu dugg lañu pare suñu 15e nuit def nañ moitié Ramadan bi inshallah alhamdulillah. May Allah make it easy for all of us be able to for us to finish the whole Ramadan inshallah and make it so that we can catch Laylatul Qadr. Amin. Yàlla nañ yàlla dimbale ba ñu yeggali deuxième moitié Ramadan bi inshallah te yàlla may ñu mun a fekkee Laylatul Qadr mun a tombe ci guddi gi te lépp luñ ci ñaan yàlla nangul ñu ko. Say amin, girls. Amin. Alhamdulillah. Mama, what are we going to be talking about today? Tey moom dama comme que dañ doon fas yéene waxtaane prophète yi ci koor gi mais tey sama xel dafa dem ci leneen parce que liñ doon waxtaane toute la journée. On a parlé tout au long de la journée de comment remercier Dieu, de comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Moo tax je me suis dit que on va axer cette petite vidéo dans ça, just a remind, fàttali suñu bopp fàttali ni ñëpp importance bi jullit wara teg ci di sant boroomam fu mu toll. Ok, quand on parle de dire merci à Allah, de remercier Allah, quel mot vous vient en tête? ban mot ngeen di xalaat bu ñu waxee ni dañu war a wax jërëjëf yàlla sant yàlla? Sona, ban mot mooy ñëw en tête? Alhamdulillah. Yeah, of course. Alhamdulillah mooy moo bi nit di xalaat bu ñuy wax sant yàlla parce que alhamdulillah moom defe naa mooy sant bu matale bi. Ban surat ci biir alquran yan surat moo commencé ak alhamdulillah? Fatou, ban surat nga fàttali ko mu commencé? yaa suratul Kahf ak ban am na yeneen? Sona? Suratul Fatiha. yaa mu ngi noonu Fatiha mu ngi commencé alhamdulillah. Mais Fatou dafa wax suratul Kahf, man bokk na ci surat yi ma gën a neex ci biir alquran karim subhanallah. Kan moo may réciter tuuti suratul Kahf parce que ñu ngi ci guddi temps wu koor te xam nañ ni temps wu koor gile mooy période alquran. Le Ramadan c'est la période pour le Coran. Faut beaucoup lire le Coran, di ko setantal, di ko seet, di ko lire, di ko jàngat plusieurs fois. Ndax Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax nañ ni chaque période koor bu amaan Jibril alayhi salam da daan wàcc di waxtaan di nafar ak moom alquran. La dernière année qu'il a passé sur terre, le dernier Ramadan qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam est descendu 2 fois juste pour nafar alquran ak moom. Kon nag ñun ndegam dañoo bëgg a suivre sunna bu Muhammad sallallahu alayhi wasallam topp yàlla suñu boroom weer bi nañ ci jàng alquran le maximum di ko settantal insha allah. Kon kan moo may jàngal alquran tey tuuti rek balaa ñu yàgg? Ok, Mama Silla defal ma tuuti suratul Kahfi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'lamuna as-salihati anna lahum ajran hasana Ma sha Allah. makithina fihi abada. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, yàlla def magum l'islam. Alhamdulillah. Waaw, suratul Kahf bi dafa commencé ak alhamdulillah, sant suñu borom. Est-ce que xam ngeen lan lañu sante suñu borom ci boobu? Alhamdulillahi lazi lan moo ci tege? Lan la sens bi mooy lan? Sant suñu borom bi yàlla joxe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qur'an, bi yàlla wàccee Qur'an ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam. loolu lay signifié ci surat boobu. ci sant suñu borom mooy verset boobu. Kon dañoo war a sant suñu borom juste ndax li ñu nekk jullit, juste
ndax li Quran wàcc ci kaw suuf subhanallah c'est un énorme chose boo xam ne mënuñu ko sax bu fi alquran nekkul woon àdduna bi du fi nekk moom pratiquement ndax li tax yàlla wàccuñu ci kaw suuf Dieu nous a descendu sur terre pourquoi pour ñu jaamu ko just for that indiwuñu fi pour ñuy lekk pour ñuy naan pour ñuy solo pour ñuy jënd ay oto déedéet Dieu nous a descendu sur terre juste worship you juste pour ñu jaamu ko kon ba mu ñu wàccee pour ñu jaamu ko na dafa wàcce waale alquran alhamdulillah jox ñu ko pour ñu xam naka lañ koy jaamu insha allah Fatima yow lan ngay sante yàlla When I say alhamdulillah to Allah for food, because in this world there are a lot of people that can't get enough money to buy food, or don't have enough money to get food at all. Yeah, Fatima, okay. And that's why we shouldn't waste food by buying so much or getting so much, even though we know that we're not gonna finish it. You're right. Yeah, Fatima nee na moom buy wax alhamdulillah day wax alhamdulillah li ko yàlla maye bu xiifee am lu mu lekk xam nga tey ñu ngi woor dog jot alhamdulillah on a trouvé quelque chose à manger aisément. Imagine que am na ñu woor ba ngoon jot te am ñu lu ñu lekk am na ñuy woor ba ngoon jot xaru tàndarma la ñuy dogee am na ñoo xam ne du ñu am sax tàndarma am na ñoo xam ne ndox bi ñuy naan du sax sell mais il faut ñu dogee ko ban dëkk quel pays vous rappelle cette pauvreté et cette misère par exemple Syrie on le voit parfois à la télé. Yémen aussi sont dans la guerre te c'est nos parents musulmans kon yàlla na leen yàlla dëgëral may leen lu ñu lekk may leen dëkku jàmm ak salaam ba dellu si jàmm suñu mbokk jullit yépp ci kaw suuf incha allah kon ñu nekk fu safe yàlla may ñu lu ñu lekk xiif dem jël lekk loolu neex ma bu mag la dañ ci war a bàyyi xel ok chaque fois nga tiim lekk rek sa xel lim war a dem alhamdulillah laa ngay wax sax bismillah parce que am na ñu xiif te amuñu sax benn biscuit bu ñu dugal seen làmmiñ li nit war a sante yàlla bari na Sona yow looy sante yàlla I am thankful to have a roof over my head because there's some people in this world that don't have a house, they don't make enough money to buy a house. And I am thankful to have a family that provides enough for me to live. Yeah. Because some people are on the streets without families. Subhanallah, tu as raison. Sona moom day sant suñu boroom bi mu amee toit bu ko tiim pour buy nalaw ndax nee na am na ñu bari ñu ne ci mbedd bi amuñu fu ñu fanaan amuñu fu ñu dëkk di fanaan ci mbedd moom day sant yàlla ndax xam na ne buy nalaw am na toit bu ko tiim kon alhamdulillah Mama Sila lay sante yàlla yow I am grateful that I have a good school that I can learn in because some people are just can't have an education. Yeah, you're right. I'm also grateful for being Muslim. Oh, alhamdulillah. Because when you're Muslim, you know about Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. And you're able to worship him. So that inshallah you can go to Jannah. Mashallah. Yàlla ñu ko yàlla defal Mama Sila moom mu ne day sant suñu borom bi mu doonee jullit d'abord ndax xam na ni boo doonee jullit mun ngaa jaamu sa borom boo ëllëgee nga dem aljana alhamdulillah day sant yàlla aussi li mu amee école bu baax boo xam ne mun na fa jàngee nee na ndax am na ñu bari ñoo xam ne seen école yi ñu nekk wala amuñu sax chance dem école bu leen jox éducation bu baax kon alhamdulillah Fatou yow booy wax alhamdulillah looy xalaat I say alhamdulillah because we are living in a safe country where natural disasters are less common and there's less wars. Yeah, tu as raison. Fatou moom nee na day wax alhamdulillah bu xalaatee ni dëkk bi ñu nekk ni mooy Canada dëkk bu am sécurité la dëkk bu am jàmm la alhamdulillah amul guerre amul fuñ lay sonalee ñëpp ngi nekk ci jàmm boo xiifee lekk boo maree naan amul guerre amul fitna yal na yàlla continuer loolu defal ko àdduna bi yépp defal ko waa Sénégal ak ñun ñëpp incha allah kon yéen ñëpp seen raison yi ngeen joxe pour wax alhamdulillah raison yu dëggu la kon bu ñu fàtte ñun jullit di wax alhamdulillah ala kulli xaal alhamdulillah tout le temps pour x raison
même boo xamul lu tax même ki ne ci mbedd mi dëkk ci mbedd mi handicapé feebar amul dara kooku dafa war di wax alhamdulillah alhamdulillah surtout man li tax ma bëgg wax alhamdulillah mooy doon jullit rek doy na lépp. ok Sona da nga bëgg ajouter You can also say alhamdulillah even if you're in a bad position because yeah. everything Allah does is for a good purpose and He knows Mashallah. why He's doing it. Tu as raison ma chérie. Sona nee na même nit ku nekk ci fitna wala ci metit dafa war wax am alhamdulillah parce que yàlla xam na li tax mu teg ko metit boobu yàlla xam na li tax mu teg ko nattu boobu kon daal jullit moom amuñu choix alhamdulillah ala kulli haal. ok yàlla nañ yàlla defal guddi jàmm may ñu continuer koor gi ci jàmm ak salaam te bu ñu fàtte di jéem a nuru suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam da daan sant boroomam fu mu toll bu daan nekk ci digg guerre bu doon nekk ci daawa bu doon nekk ci lu metti da daan sant boroomam rek ndax yàlla comme niñ koy waxee ci Wolof dangay sant muy dolli kon nañuy sant suñu boroom juste lim ñu defee nit juste lim ñu defee jullit. ok pour terminer la vidéo ban duha ku may rappeler duha bi ngay def le matin avant boo yeewoo sa lal balaa ngay wàcc ban duha ngay def. ok dites-la ensemble donc comme vous tous vous savez. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. alhamdulillah kon boobu loolu la nit war a commencer journée am buy tëdd tam ne alhamdulillah ñaan ay askaram. Fatima qu'est-ce que tu dis pour dire au revoir à tes amis. Inshallah. May Allah make the rest of this Ramadan easy for you, inshallah. Amin. And yàlla na yàlla yombal li des ci Ramadan bi inshallah. Jazakallah khairan for watching and assalamu alaikum. waaw kay ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi ñuy supporter Facebook YouTube. Facebook bi on a un petit problème, on est en train de le régler mais on est encore sur YouTube kon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.